fan ginnaaw bi mu tàmbalee doxum nemmeeku jëmale ko fi nga xamante ni moom moo di ci delta de la vallée du fleuve Sénégal agence banque agricole bu Ross Béthio doon nar képp nag tournée boobu nga xamante ni mi ngi ko jagleel client yi nga xamante ni ñoom ñuy yëngu ci bayum ceeb te it mu lebaloon leen li nga xamante ni moom moo di crédit jëm si compte saison chaude 2021 Massayer Diop di chef de réseau zone nord moom ginnaaw bi nga xamante ne jaajëfal na nag partenaires yi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon ci tournée boobu mi ngi dellu si waat rek di ñu defal tënk ci dox bi. waaw Omar, damay kontaan d'abord ci tournée bi nga xam ne def nañ ko ci 3 jours yi ñu ànd ci également suñuy partenaires des partenaires stratégiques ñoo xamante ne lépp lu ñu def aujourd'hui dans la vallée du fleuve Sénégal ñoom ñoo ci jàpp. que mu ci gën a cité nga xamante ne presque ndey ji seex la aujourd'hui moom mooy la SAED ñu gis seen dispositif de terrain ni ñuy jàppale donc dañ leen di remercier à travers le directeur adjoint de la délégation de Dagana bi nga xam ne moo fi nekk mais également à travers le chef de secteur bu Jama ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy jàppale di ñu gunge depuis 3 jours yi mais également dañuy remercier nos partenaires producteurs parce que aussi bu nee banque agricole te financement mbay mi day loo xam ne lu am solo la te aussi ñoom seen i taxawaay dañ koy gis bu baax ak ni ñu jàppee ne banque bi parce que dama koy wax chaque fois boo ñëwee ci vallée bi bu ne banque c'est pas la peine ngeen laaj ban banque la kooku banque agricole moo tax ñuy wax. di remercier également notre partenaire la CNAAS parce que ñoom aussi bi ñu commencé tournée bi ba léegi ñoo ngi kii ànd ak ñun vraiment jàppale ñu te gis nañu aussi seen impact assurance agricole ci suñ portefeuille. parce que xam nañ suñ taux de remboursement fan la nekkoon avant assurance bi assurance ñëwee aussi xam nañ taux de remboursement bi fan la toll. ñu ànd ak également suñu partenaire prestataire muy cabinet Systec ñoo xamante ne dañuy jàppale ci benn produit bu bees bu naan Agricash boo xamante ne commencé woon nañ ko depuis 2 ans ñoo ci xalaat ba indemnisation yi nga xamante ne état bi defoon na ko ñu remercier état bi également ci effort yi mu def 2 milliards de francs CFA yi mu jàppale producteurs yi. am na ci lu bëri loo xam ne déjà première tranche bi rek 1 milliard yi 300 millions bi c'est à travers application boobu Agricash bi moo lañ ko ci jaar la te yaakaar na ne deuxième tranche bi aussi lu gën a am solo dana ci dem donc loolu taxoon ñu ànd ak moom ñëw. donc pour faire une évaluation par rapport ak 3 jours yi. je pense que kontante lañ ci am parce que nit ki aussi comme li ma koy faralee wax bu dee da nga koo financé baax na boo toogee ba mu yàgg nga ñëw xool ba xam la nga ko financé leen est-ce que lépp dugg na ci tool bi wala duggul ci tool bi nga ñëwaat aussi xool ba xam parcelles yi est-ce que li nga ci war a yaakaar da nga ko ci gis wala doo ko ci gis bu amee ay manquements comme tey jii ni ñu ko souligner ñu mën a corriger ñëwaat fi également comme xam nañ ne am na ñoo xam ne commencé nañ récolte ñu jéem a xool ban dispositif la SAED war a teg banque bi war koo teg producteur également war koo teg assurance teg ko pour ñu jéem a mën a dugg ci récolte bi ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di rappeler que ne visite bi ñu def dañ cee waroon ànd ak suñu directeur général Malick Ndiaye mais également notre directeur commercial muy Cheikh Ndiaye ñu programmé ko woon ba au dernier moment malheureusement ñoom ay contraintes au niveau de la direction générale ak emploi du temps bu xaw a chargé moo tax ñu ne ma demal rek léegi ñoom bu ñëwee aussi incha allah danañ fi jaaraat donc tom commencé nañ ko tey ak le chef d'agence de Ross Béthio ñu koy remercier di ko féliciter di ko encourager parce que tey jii 70% de nos emplois au niveau de la banque agricole tey au niveau de la vallée Ross Béthio moom moo koy financer ñu gis engagement am également ak équipe am ñi nga xam ne ñoom la àndal que ça soit le conseil clientèle que ça soit tout le personnel duñ fàtte kenn parce que Ross Béthio tey jii dafa am solo ci ñun moo tax boo gisee agence bi ñu fa def. partout au Sénégal mën nga koo xool agence bu mel ne bi ñu def Ross Béthio defe naa ne banque agricole def. Montaine mu di banque bi nga xamante ni moom moo ëpp sax loo xamante ni moom lay financé ci fi nga xamante ni moom moo di delta de la vallée du fleuve Sénégal Massayer Diop di dellu siwaat rek di xamle dayo banque bi ak it taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci baykat yi. xam nga tey loolu day réconforter en davantage suñu position de leader sur le financement des chaînes de valeur agricole. te ñun suñu objectif aujourd'hui mooy képp koo xamante ne da ngay bay nga mën a am accès au financement au niveau de la banque daaw presque mën naa ne ci heure bi dañ fay ñëwoon ñu ne ñu banque agricole kat moo ngi bëgg en tout cas perdre ay parts ci au niveau du casier de Boundoum parce que gis na ne 50% casier bi banque financé tu leen
ñu jëloon ci engagement ak le chef d'agence ne bu ñu ñëwaat danañ ko commencé waat di préparer la contre-saison chaude 2021 pour mën a fexe ba du ne dana jël ñëpp mais dana mën a fexe ba amaat ñeneen ñoo xam ne danañ ñëwaat ci financement bi et je pense que loolu banque bi respecté na ko parce que on est parti de 50% à 74% et rappelez que les 74% c'est 1 milliard de francs CFA que nous avons injecté rien que dans le casier de Boundoum comme ni ko chef d'agence waxee léegi rek je pense que loolu boo xoolee vallée bi nga commencé ko Saint-Louis ba Bakel je pense que amul benn casier boo xamante ne dugal nañ fi 1 milliard de francs CFA te aussi financé leen ay pelle ay machines yoo xamante ne les naan machines yu mag yooyu aussi seen taxawaay moo tax ñu def ko te di montrer suñu engagement que ne lépp loo xamante ne ñun mën nañ koo teg sur la table mën a fexe ba producteur bi bay man cee am li muy am pour mën ko yóbbu këram fay banque bi relation bi continuer loolu incha allah ñun pare nañ pour def ko. ci wàllu xëyum tool yi ba tey ki nga xamante ni moom moo di chef de réseau zone nord di dellu siwaat rek di gën a ñaax baykat yi ci taxawaay wi nga xamante ne moom lañ ci am te it muy xamle rek ni loolee day tax rek sàmm liggéey bi gën a mën a ñoŋ. waaw loolu moom je pense que Khalifa bi waxee sax loolu mënoon naa bañ a jël parole parce que moom ça montre également sa maîtrise de la zone parce que loolu si lu am solo la parce que jaar nañ ci camp ci parcelles yu bëri benn indicateur rek moo koy wane. parce que yi nga xamante ne jaar nañ fa as néew même bu dee benn nit lañ fa fekk sax gis nañ ne partie boobu moo gën a set fa nga xamante ne kenn nekku fa donc wax nañ problème mu granit wax nañ problème mu Galémédone bi wax nañ lu bëree bëri mais li naan ndimbal da cee fekk loxol borom bala ngay xaar dara li fi nekk utiliser ko ba pare li fi nekk nag mooy suñu bras ñu mën a dugg ci tool yi xam ne comme ni ko Khalifa waxee léegi ñun suñ bureau peut-être banquier yenn saa yi ñu génn mais suñ bureau mooy sa table ba. te yaakaar naa lu bëri boo fa ñëwee fekkuñu fa baykat bi nag dafa war a xam ne également bureau mooy ci biir tool bi donc buñ ko bettoon sax ñëw seet si ko dañ ko fa war a fekk donc foofu aussi ñu ngi leen ciy ñaax te di leen wax ne aussi que ndimbal dajee fekk loxol borom lépp loo xamante ne góorgóorlu na nag suñ borom jafe-jafe yi nga xamante ne teg na ko fi c'est des accidents à mi-parcours yoo xamante ne moom mbay mee ànd mais yaakaar naa également ñoom bis bu seen bët tàng xonqee rek ñun am na loo xamante def nañ ko fi parce que bëgguñu di leen bàyyi parce que bëgguñu chaque fois relation boobu muy am rupture donc loolu aussi je pense que baaxoon na ñu souligner ko. ñu nekk nag fi nga xamante ni moom moo di ci casier bu Mbundu barrage foofu nag ñu emblavé nag lu tollook 3 200 ak ñeenti hectares Khalifa Ndiaye moom mi nga xamante ni moom moo di chef d'agence LBA bu Ross Béthio di delluwaat nag ci ay leeral te it di dellu di gën a ñaax nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di producteurs yi ñëpp ñi ngi wane ni lii soxal na leen visite bi soxal na leen comme ni nga ko waxee programme visite bi ci 3 fan la woon suñu chef de réseau nord ñëwoon ak équipe am ànd ak ñun ànd ak partenaires yi la SAED CNAAS ànd ak ñun sur le terrain ñu xool dugg nañ ci parcelles yeeg yëpp tey nag ñu nekkoon ci le grand casier de Boundoum bu ñu nee grand casier de Boundoum rek ñëpp dañuy xalaat ni mooy casier bi gën a rëy mën nañ wax ni sax xëy na bu ñu doon wër Sénégal gi yëpp doo gis casier boo nga xam ni toll na ni casier Boundoum parce que casier bu ñuy wax emblavé nañ 3204 hectares yaakaar naa ni kooku casier bu rëy la bon comme ni nga ko waxee nag xëy na mooy li ma leen wax sànq rek xëy na casier bi ñëw nañu ñi ngi ci visite bi mais xel dal na dalagul bon parcelles yi certes am na ceeb waaye nag gis nañ ni quand même dafa am infestation mauvaise herbe yoo nga xam ni notamment Galémédone bi mu xaw a bëri trop waaw xaw a bëri trop ci tool yi comme ni ñu koy waxee rek xëy na chaque fois ñi ngi koy expliquer par pénurie granit bi amoon produit bi nga xam ne moo koy xeex parce que dafa am ren waaye tamit comme ni ñu leen ko waxee sànq rek dañuy ñaaxaat encore producteurs yi pour ñuy yokk seen taxawaay ci tool yi parce que investissement humain dafa am solo comme ni ñu leen koy waxee rek dama leen koy faral di wax ne leen tool yi mooy seen bureau ñun suñu bureau sañuñu xëy duñ fa sañuñu benn jour boo nga xam ne duñ fa xëy foog ñu xëy fa waaw comme moo tax ñun aussi ñu leen di wax ni dañuy xalaat di présence daal seen nañuy yokk seen présence ci tool yi que pour que xëy na xeex ak ñax mi aussi léeg-léeg aussi nettoyage dafa baax
waaw nettoyage dafa baax même xëy na parce que boo amul solution fii da nga war a wut alternative waaw da nga wut alternative nañu yokk seen taxawaay ci tool bi beneen bi nag moom mooy comme niñ koy waxee rek di leen ñaaxaat aussi ci wàllu remboursement bi parce que wax nañ ko sànq xëy na tool bi ñu taxaw tey firndeel la ci que ni retard ci remboursement mooy retard calendrier cultural te boo amee retard ci calendrier cultural bi yaakaar naa ni mën na biaiser sa remboursement mën na yàq sa campagne kon nag li ñuy wax rek moom mooy aujourd'hui ku teel a fay teel a dem campagne waaw moo tax tey jii le maître mot comme li ñu koy waxee mooy le remboursement nañu fexe ba ñu teel a rembourser mën a teel a dem campagne. hivernage bi comme ni ñu koy waxee rek xam nga aujourd'hui ñun aussi lépp lu ñuy dugg rek dafay fekk comme ni ñu waxee les conditions d'exploitation dafa war a réunir waaw tey jii toll nañ foo nga xam ni chef de réseau wax na ko sànq am na loo nga xam ni aussi dëgg moom ku ko gis rek da ngay ne dëgg mi ngi nii xëy na am na ci zone yoo nga xam ni dinañu mën a dem campagne hivernale wax nañ ko sànq ñu mel ne ay début Tiguet ak yooyu mais nag fii ñu toll nii moom muy grand casier de Bundum en tout cas man de dina ma étonné ñu dem campagne hivernale parce que tout simplement boo xoolee actuellement fi ñu toll ñuy dugg mois de juillet te waxaguñ waxu récolte yaakaar naa ni boo fi bëggee tamit indi fi précipitation bëgg a gaawantu récolter offseté waat dugal yaakaar naa aussi mën na indi problème te gis nañ ko aussi hivernage bee passé waaw parce que hivernage ba le passé gis nañ ni am na ci ñoo nga xam ni dañu def précipitation boobu njëkkante am na ci ñoo nga xam ni sax après yëg nañ ñu offseté wuñu waaw dañu continuer noonu def ay repousse alors que jël nañ crédit yooyu noonu yëpp aussi yaakaar naa ne ay risque la yoo nga xam ni tamit d'accord daaw am na ay jafe-jafe yu mag a mag mais aussi am na loo nga xam ni tamit il faut que nit ñi aussi xam ni tamit boo jëlee surtout crédit jàmbur crédit banque bi da nga fi nga koy dugal aussi dafa war a nekk fu leer waaw dafa war a nekk fu leer moo tax aujourd'hui comme ni ñuy waxee rek moom daal koo nga xam ni respecté na calendrier cultural bi teel na récolter mën a dem amul problème mais koo nga xam ni yaa ngi yëg ni kat risque commencé na dugg yaakaar naa ni kooku kat waroo jël risque boobu parce que da ngay biaisé waat sa beneen campagne bi ñëw te comme ni ñu ko waxee rek ren li ñu def ci ay moratoire yaakaar naa ni moom ku jël risque boobu aussi soo demee boo ñëwee moom mënoo jaaraat ci banque ba di ñu demander moratoire parce que duñ ko mën waaw ça sera impossible waaw kon daal loolu la ñuy wax Omar beneen bi rek fi may terminer mooy di leen wax aussi ni xëy na ren ñi ngi dégg naan picc amul mais nañuy yokk taxawaay ngoon gi waaw ngoon gi nañuy yokk taxawaay ci parcelles yi nañuy yokk taxawaay bi ngoon gi ci parcelles yi ak suba teel gi waaw loolu daal tamit foofu tamit bëggoon naa fa apporter tuuti benn précision merci. nag ki nga xamante ni moom moo di directeur adjoint bu délégation bu Dagana moom it rafetlu dox bi rek te it di gën a leeralaat taxawaayu SAED ci wàllu wile. tey nag ñoom dañu boole si benn tournée boo xam ne moom la ñuy def pour nemmeeku tool yi nga xam ne jotoon nañu dem campagne saison chaude 2021 bi si biir union bi nag liñ si jotoon emblavé toll na si plus de 3200 hectares yoo xam ne jot nañ ko def si biir saison chaude bi. mën nañu wax ni 74% financement bi yëpp LPA moo ko def ça veut dire que ñoom seen taxawaay fii am na solo lool union bi mënul dem bàyyi leen ginnaaw ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci gunge ba nga xam ne ñu ngi koy gunge SAED pour que financement bi nga xam ne moom la ñuy wax financement conventionnel mën a law bu baax ci biir délégation bi tournée bi nag buñ koy def def naa ni am na ci ay jàngat yu bëri yoo xam ne def nañ ko fii ci tour de casier yi nga xam ne def nañ ko fii gis nañ ni daanaka set nit ñi def nañ ay effort bu baax a baax bay nañu lu toll ci 3200 hectares mais aussi entretien parcelles yi aussi war nañ ci gën a mën a taxawaat bu baax a baax pour que li nga xam ne moom la ñu xaar ci remboursement bu bañ a am benn tardé tool boo xam ne am na difficulté rek daanaka am na yu bax bëri ñoo xam ne dañu am gàllankoor pour mën a matal seen financement remboursement financement am na ay contraintes yoo xam ne yu bëri wax nañ ko fay loo xam ne moo waral tool yi mel nii defe naa ne waxtaan nañ ci bu baax a baax pour que ay solution ñu mën ko ci trouver bu baax a baax wax nañ fi aussi wàllum matériel agricole bi gis nañ ni ngóobaan mi xaw na sooxee te bu fekkee ne rek financement bi nga xam ne moom la LVA consacré pour jàppale leen ci wàllu mécanisation bi loolu aussi
leen si ñaaxaat bu baax a baax pour que ñu gën a gunge union bi certes def nañu effort yu bëri waaye mais aussi war nañ leen mën a gungewaat pour que renforcement équipement mécanisation bi ñu gën ko mën a dooleel loolu aussi day firndeel rek li chef de réseau wax sànq mu ne ñi nga xam ne aussi ñoo jël bor bi nañ remboursé bu ñu remboursé banque bi dina leen ñeme su gunge leen si yeneen programme loolu aussi war nañ see taxawaat bu baax a baax si wàllum entretien maintenance aménagement bi aussi loolu ñëwaat nañ ci bu baax incha allah dinañ toog ñun waa union bi ak waa SAED pour ñu xool nan la ñuy jéem de def de telle sorte que condition d'exploitation yi dinañ ko gën a améliorer parce que chaque année li nga xam ne moom la union bi di dépenser si wàllum entretien loolu jéggi na dayo loolu am na solo lool loolu aussi war nañ leen si gën a gunge techniquement ñu xool tegal benn planning boo xam ne dinañ mën a améliorer condition d'exploitation yi. ñeneen nag ñoo xamante ni teewoon nañ fa ci ay partenaires ñu ràññee fa ki nga xamante ni moom moo di président FPA di Doudou Diallo waaye nag ràññee fa tamit ki nga xamante ni mooy Samsidi Ndaw moom teewal fa nag assurance agricole ñoom nag ci seen kàddu kenn ku ci nekk rek di delloo si waat di leeral li nga xamante ni moom moo di taxawaayam. visite bi dafa nekk visite boo xam ne bu am importance parce que visite bi commencé nañ ko depuis ñu commencé semis yi dañu commencé woon visite. bi demee nag ba tool yi commencé ñor ñu defaat encore deuxième visite ko baax na lool parce que xalaat boobu LBA di ko xalaatee loolu moo gën parce que nit ki soo ko financé da nga koy nemmeeku bi mu nekk nemmeeku bu am solo ñu ngi fii nag ci union Mbundum nga xam ne une superficie de 3200 hectares boo xam ne moo gën rëy ci dans la vallée ci lañ nekk di visite nii ànd ak banque bi fan yii yëpp nag banque bi waa nga visite parce que lundi mardi bi passé rek ñu ngi woon 3PRD donc nag loolu baax am na ci solo lool mais bu ñu duggee ci casier Mbundum bi vraiment am na casier boo xam ne musul am saleté musul am dara mais xool nañu daal visite bi que am na aliments yu bëri parce que surtout ci Galamadine bi parce que dafa envahir casier bi yëpp loolu lu bëri et looloo taxoon léegi FPA dafa doon def achat groupé di jënd granulé bi di indi granulé bi ñuy producteurs yi di ko jënd léegi nag ren soo gisee affaire bi demee nii granulé bi lañu commande bi moo demul donc lu indi faiblesse boobu parce que FPA dafa nekk fédération des premiers OG nga xam ne 15 union ñoo ko bokk donc union bu nekk def ci war a def loo xam comme nu ñuy defee achat groupé xottu saaku yi produits yi ak Galamadine yi yëpp képp def ci war a def loo xam parce que su ñu defee achat groupé bi c'est grâce aux unions pour ñu jëndal ko seen producteurs yi mais su fekkee def nañu achat groupé yi indi ko ci magasin FPA te producteurs yi bàyyi ko foofu di dem jëndi leneen ba ay jafe-jafe lay am parce que ci jafe-jafe yooyu lañu nekkoon moo taxoon ren ñu arrêté achat groupé mais bu ñu arrêté achat groupé ñoom gis nañu jafe-jafe yi parce que soo xoolee léegi propanil bi yokku na viden bi yokku na granulé bi yokku na même xot saaku yokku nañ moo tax léegi ñu ngi delluwaat ci FPA di ko woo na taxaw ci achat groupé bi donc xamoon nañu achat groupé am na njëriñ am na solo. constat bi mooy ñax bi bëri na comme ni ñu ko mënee wax Galamadine bi moom macha allah démb demoon nañ ci privé yi tey ñu ngi ci casier bi même chose la même constat la ñu ngi fi moom te ñun dañuy faral di wax moom toor bu tilim moom day favoriser ñaar yi jinax du fa jóge benn amaana sax du ñëw ci compte saison ñu ne du ñëw ci compte saison picc yi dañ fay bëri te picc yi moom fu ñu xas ba jaar ba jàll moom xanaa yenu say loxo mais ñaanaluñ ko kenn nag mais ñu ngi leen di ñaax rek waaw ñu gën a farlu wut ay produits comme ñu ne produit bi am na disponible na xam na lu ñu koy faj ñu indi ko en quantité rek ñu mieux. ñoom dañu am partenariat bu yàgg ak la LBA ak la SAED aussi kon chaque année coutume la ci ñun chaque année bu début campagne bi jotee dinañ fi ñëw def visite fin campagne aussi dinañ ñëw def visite comme on est en phase de récolte période bi loolu moom moo tax tey ñu ñëw ci visite bi pour ñu def évaluation par rapport ak li ñu nemmeekoon ci départ bi ak fi ñu toll nii actuellement. dal xel bi moom des na ndax li nga xam li ni moom la ñu ci sàkk woon ci départ ba ak li ñuy gis nii léegi nii am na ay jafe-jafe bi koy indi nag du lenn lu dul am na benn ñax bu ñuy wax Galamadine boo xam ne bii ni tey jii moom moo infecté li nga xam ne mooy grand casier bi yëpp tey te loolu buy génn day fekk presque nga nekk ci deuxième engrais ci heure boobu lay génn te am na produit boo xam bi ni tey jii moo fi nekkoon au niveau du Sénégal pour ñu mën ko jël mais produit boobu période boobu dafa nekkoon loo xam ni rupture de stock moo fi nekkoon au niveau du Sénégal li fi nekkoon yëpp dañu waa Mauritanie ñoo ko jënd ba nit ñi population bi baykat yi amuñu possibilité pour mën ko am certes am nañu am mais ñi ko jot am comme tool bi ñu jàkkaar lool nii ñoom
presque daanaka boo gisee ñax boobu nekkul loo xam ne tey jii nii affecté na seen tool yi. ba ñu am nañ ci yaakaar ni ñoom tey dinañ mën a fay seen bor am nañu yóbbu seen kër. loolu nag mooy jafe-jafe bi nga xam daal tey jii moom la ñu constaté. li nga xam ne moo jëm ci mbir